Marsassoum, localité située dans le département de Sédhiou, a été le lieu choisi par feu le professeur Assane Seck pour son repos éternel. Sa volonté étant de voir sa famille unie pour toujours et attachée à cette terre qui a guidé ses premiers pas dans ses humanités. Matérialiser ce vœu de l'éminent professeur justifie cette mobilisation de ses enfants, ses parents et proches, plus que jamais engagés à immortaliser leur défunt père. La forte mobilisation notée lors de cette 8e édition de la Ziara annuelle dédiée à feu le professeur Assane Seck ce 22 février 2020 aura tenu toutes ses promesses. ñu njëkk sant suñu borom ndax ku gis jotaay gi nga xam ne alhamdulilah rabbi alamin rek nga mën a wax te bu yemoon fii rek alhamdulilah bi yëf yi baax na ñeex na ba pare ndax jotaay bi yokk na bu baax ci lim waaye nag yokk na tamit bu baax ci qualité ndax ku lii ku xool délégation yi fi ñëw rek yëpp ren defe naa ne alhamdulilah rabbi alamin rek la ñu mën a wax ne musuñu am lii oote yomb na waaye ñu aussi la moo gën a jafe te alhamdulilah rabbi alamin et defe naa ne aussi na ñu aussi na famille Seck man suma cëru famille bi mooy gërëm sargal ñi nga xam ne jàpp nañu ci mbir mi. kàddu bi ma yëkkati nii du suma sañ-sañ ci ndigal laa nekk ndigalu suñu yaay muy Adja Buri Cissé xam ne moom moo ñu jaboote bi suñu papa génne àdduna ba léegi bi muy laata génne sa àdduna ak ba léegi mu ñu jaboote ñu ko ñaanal yàlla yan koy yàlla yàggal suñu kanam ak suñu mag yi. Assane Baguette Seck moom moo nekk fii ci kër gi moo fi suñu kilifa Abdou Kader Seck Maguette Seck Ibou Ndiaye ngi fii ak ñëpp ñun ñoo ma yebal ne ma na nga jël kaddu gi ci turu famille bi mun a itam nuyu ñëpp dalal ñëpp gërëm ñëpp famille bi seen xol sedd na ñëpp aussi nañu naam dañ nañ fépp waaye ñi def ñu dem fépp ñoom ñëpp ñu leen di ay délégation te délégation yu takku la ñuy indi ñu leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay. C'est par ces journées de consultation médicale gratuite que les filles et fils de l'éminent professeur Assane Seck ont entamé les activités de la commémoration de la 8e édition de ce Ziara. Une initiative qui a mobilisé près de 1200 personnes venant de toute la région de Sédhiou, voire même du département de Bignona, au grand bonheur du docteur Annette Seck, fille aînée de l'illustre professeur disparu. Et ces consultations gratuites, vraiment, également, ont eu un impact majeur, social, fort. Là aussi, nous avons reçu vraiment, cette fois, les remerciements de la population. Mais nous avons eu personnellement beaucoup de satisfaction parce qu'une consultation gratuite de 1000 personnes, nous ne pouvons pas les faire seuls et avec nos seuls moyens. C'est vraiment dans un élan de solidarité, de générosité, comme l'a dit notre frère aujourd'hui, que nous avons pu réussir cette mobilisation sociale. Et évidemment, cela montre que les besoins sociaux déjà de base sont très importants, mais que les besoins de santé sont encore plus importants et que les besoins non satisfaits sont toujours là. Nous devons prêter une attention particulière à la population, surtout en milieu rural. Ce sont des milieux très défavorisés où quelquefois, pour avoir juste de quoi payer le ticket modérateur, elles ont des difficultés. Et cette gratuité des soins a montré véritablement combien les populations avaient besoin de soins et sans en avoir toujours les moyens. Et ces éditions, c'était évidemment une consultation prévue pour Marsassoum, mais 1000 personnes a montré qu'aujourd'hui, c'est tout le Djassing qui est venu. C'est le Djassing, même on nous a dit, selon les fiches techniques, que le Kalounaï, et des gens sont venus du Kalounaï et tout. Nous nous en félicitons. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut peut-être pas satisfaire toute la population, mais les activités sectorielles qui ont été déroulées lors de cette consultation ont montré que véritablement, les consultations gratuites sont très prisées et les populations en redemandent. Malgré le coût,
c'est important et c'est un sentiment pour nous de satisfaction totale. Le nombre important de patients vus durant les 48 heures de consultation médicale gratuite, les différentes pathologies détectées, tout comme la quantité de médicaments offerts, ont suffi pour pousser les professionnels de la santé à un exercice d'analyse de ces résultats. Par rapport à ces constatations, nous avons reçu en pédiatrie 302 et par rapport également, le reste est constitué de personnes adultes. Les troisième âges ont été également bien représentés. Par rapport aux femmes, nous avons eu pour les troisième âge 168 et pour les hommes 63. Par rapport également à ces constatations, nous avons eu à effectuer 14 échographies et 25 électrocardiogrammes. Et 183 extractions dentaires ont été effectuées durant ces 2 jours. L'initiative a continué, vu que les populations elles-mêmes ont été satisfaites. Cela signifie que nous étions en communion avec l'ensemble des acteurs sanitaires de la région. Au premier niveau, la région médicale, le district de Sédhiou, mais également le poste santé, qui a été les fers de lance de cette activité. C'est une activité qui a intégré le dispositif sanitaire de Marsassoum, avec à sa tête l'ICP Sadio, qui vraiment nous a abrité dans ses locaux, accompagné avec ces éléments, et vraiment nous avons pu, avec toute cette collaboration, faire cet excellent travail en rapport avec l'association de médecins de Brousse, l'assistance médicale de Ziguinchor, qui ont fourni vraiment des médecins formidables, qui ont été engagés, des infirmiers, et tout le dispositif vraiment, c'était vraiment quelque chose à vraiment saluer et à pérenniser. Je sais aussi combien les efforts sont importants pour pour assurer l'équité en matière de soins. Et je sais que c'est une grande priorité du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui avait, vous le savez, en 2019, décrété cette année comme année sociale. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que vous avez vu que certaines initiatives de gratuité ont été déroulées en matière de santé, la gratuité de la dialyse, etc. Et si aujourd'hui il a mis en place ce qu'on appelle la couverture maladie universelle, c'est justement pour lever ces gaps-là et mettre fin à cette fracture-là entre le milieu rural, le milieu urbain, et faire de sorte que l'accès aux soins soit un accès universel. Évidemment, le plateau technique dans certains endroits, effectivement, demande à être relevé, et je crois que les autorités sont parfaitement conscientes de ce fait qu'il faut relever le plateau technique. L'hôpital de Sédhiou sera bientôt, Inch'Allah, c'est prévu en 2020 que les clés seront remises et il sera équipé et fonctionnel. Maintenant, nous essayons de trouver une solution parce que pour un hôpital comme ça, de ce niveau-là, il sera important qu'on ait une pharmacie régionale d'approvisionnement qui n'existe pas encore. Mais nous sommes en train de trouver toutes les solutions pour que cette pharmacie puisse exister. Maintenant, quand vous entrez véritablement dans Casamance et dans certains départements, vous vous rendez compte que dans certaines communes, on a passé le niveau du poste de santé. Et donc, là aussi, il y a un effort à faire. La carte sanitaire a bien prévu cela. Maintenant, c'est de faire le saut. Marsassoum doit passer en centre de santé, c'est prévu. Mais cela demande des ressources humaines et des ressources matérielles. L'autre activité, et pas des moindres, initiée par les fils, filles et petits-fils du professeur Assane Seck dans le cadre de la prévention des maladies, est ce Cleaning Day visant à offrir à Marsassoum un environnement sain. À ces gestes sociaux succède la partie religieuse de l'événement, à savoir la lecture 14 fois du Saint-Coran par ses enfants. Tous des talibés du marabout de Taïba El Hadj Moustapha Sylla à la mémoire de feu le professeur Assane Seck.
Des prières formulées pour le repos éternel de son âme au paradis ont laissé la place à un moment important d'échange sur la vie et l'œuvre du professeur devant plusieurs personnalités religieuses de la Casamance, mais aussi de dignitaires lebou venus de la région naturelle du Cap-Vert, représenté Abdoulaye Makhtar Diop, le grand serigne de Dakar. Casamance ngol alni mbara moli alni millo aliya wala wafi forole malta alma kodolo mbara ye jikolo limay wax wa Casamance jaajen jëf ci lii lañ leen xamee du xaalis du daraja waaye jikko ak sàmm kóllëre lañ leen xamee kuy jaayante professeur Assane Seck ci gor ci ngor ci jikko ci diine lu dul loolu xamu ko ama papa Assane lu mu am amu ko ci université amu ko ci école bii am ko fi mu jàngee ci kër gi la ko amee ci baayam ci magam ci sëriñam Alaaji Maguette Seck ci moom la ko amee ku yéeme ci nit billahi wallahi sam papa Assane politique na fi ba mu pare kenn musu koo gis mu jël tànkam di fekkee meeting fekkee ngeen ko ma ko musuma gis ku dal ni moom ku yem ci sam papa Assane dangaa xamul sam papa Maguette ñun politique goo kole ata ñaawoña amoo ku moo warta ñaawoña a ñoo keloo warta ñaawoña moo nene maa jaaye sama too du njaabe bo la soo ko na kabita miten dula nit ñi saaga nañu fi xuloo nañ fi façon kaddu bu ñagas bu ne nit ñi wax nañ ko amul benn bés boo xam ne dafa mus a tontu kenn ko am jàmbar moo saafula nga kuma fo papa Assane Maguette Seck ma ñimba ñi saate to ani ñimban ko kam portu ko si dum fa bante ta fula ni karne ne ñon saba ku mola donc kii moo mon boppa babay campagne saaga ndey lakkantey kër tojantey oto musul yëkkati benn kaddu ni kii lan la def kii moo xeeb adduna laa ilaha illallah kii mooy gor directeur école la fii ilmaanu jàkk la fii di jàngale alxuraan ci këram ku fa ñëw bala nga fay jógee boo mokkalu la alxuraan waaye danga ko koy wàcc te boo ñëwee ci grand place am booy wax xamal li ngay wax bu dul yàlla xamu ko mu ngaa alxuraanam mu ngaa kurso doo ko mos a dugal ci lu mu xamul kii moo fees moo tax professeur bu ne jàngal na sam papa Assane waaye yéemul ci kenn benn professeur la am muy sam papa Maguette Seck ci la jàngee lépp ci la xamee ngor moo tax sam papa Assane dafa dugg politique ba mu jeex amul kenn koo xam ne muñ kaa wax turam diw def la ne nangam de bàyyi na kooku jàmb na la ak wax jooju du la ci faale amul adversaire amul noonu te li ma yéemu yaa Alxuraan oo mun karaay nitu Alxuraan la sama yaay yaa ngi nii toog tey dafa fees ba mu tuuru baal ma ak ci kaddu jooju yaayi buuri boo demee pour wàcce kaamil ci këram dafay ne dem kaamilu papa Assane Seck laa lay indil kooku boobu ngay jàng mu ngi nii kaamil boobu rek la wóolu ci kaamil yi ku ñëw ci këram kaamilam mu ngi fa teg ba tey balaa muy génn dafay waxtaan ak yàlla bu ñëwee ak yàlla weeru koor mooy jiite doomam yi ñu ngi nii toog mooy ilimaanu këram ma fonk lislaam doomam yi kenn ku ne alxamis sax altine yow yaay naan waaye ñoom duñu naan dalee ko ci Karim ba ci Ousmane mii toog
Casamance ay gor lañu li Casamance am ci yaakaar imam maa ngi ñëw de waaye dama tàng tuuti ci kilifa diine te kilifa diine bu ne am na lu mu sekk ak sam papa Assane muy nit diine pire li sas la li sag la ñi mu àndaloon démb ak barki démb ñu ngi nii Malamine Jemme moo ngi nii feebar yu boo doon yu mel ni waa Maraki Sala waaye mu ngi Bignona di ànd ak sam papa Assane lii rek moom moo ko tax a jóg bu dul lii du taxaw ci tànk ñaari tànkam yi waaye nag lu ñu sekk du jeex honorable député maa ngi lay nuyu ci sama dëkk jërëjëf député yi may dal yow bokkuloo ci jërëjëf kon nag du ministre moo tax ñu dajee fii am na ay ministre yoo xam ne bu ñu fi taxawee kenn du leen nuyu waaye jikko la ngor la diine la mbokk la mun ngaa wax wala yi nga jeexal doo mun a wax ci Assane nga jeexal Assane Seck yaa ke ministre de l'éducation nationale ñu def ko ministre de l'éducation nationale mooy joxe bourse yi mu ne sekkeen yi du ma joxe benn sekkeen bourse ndax bourse dañuy dimbali ku amul benn sekkeen du ko am ku muy liggéeyal kooku sàcc benn bourse jox ko doomam man ko waa lii dañ koy dimbal la rek bi mu ko yëgee mu jël kayit bi ci moom dem ci ba ci bureau ba la te waa ji mu ne ko waaw lii kan moo ko jox sama doom mu ne ko ah maa ko jox rek pour ndimbal ko mu ne ko gis nga yàqu-yàqu ci lii lay commencé man bu fekkee mënumaa jox sama doom ba di ci wuti ndimbal ci nguur ubbi naa beneen buntu boo xam ne mën naa mabba àdduna ay ministre yake karandirola karola faye foño saka kundanko ma mburso soto akoy nar fo tamina lin teñininka nte man sala femo dilal ñi ministère ya ko na ñi ministre ya be ke faye banda de me la man sala ko da ko nak na ministre be mu wacc mutul fanan ci ben keru nguur mu ne sama nguur sama kër la rek lay nek falu da fi ba mu wacc musul nangu kado loo ko joxale mu ne leen jox leen ko ñi ko yelloo nangul kado ana kan moo dul nangu kado waaw ma sax nangu kado waaye sàcc kees bi yëpp moo fi xew léegi ay milliards moo fi xew ana valeur ana jom ana xam sa bopp ñeenteel bi mu ne fekk maa ngi ci gouvernement bi sama benn doom du ma ko jëlee fii mu dem jàng Europe fii la ñuy jàng école publique la ñuy jàng parce que nit ñi dañu ne école publique jàng nekkatu fa ako nimbe ministre yala fo jan nimbe bole je nimbe ñu gouvernement kono ndin kilinti tala karaw la tubaab adun kilinte karana privé kono kay munam akoy kaatu ko karandiro ben tolle bulu nintel kan dingulu bon dinke samba wala ñinti ko oto be banko jampalal man duma war sam papa Maguette moo fi jiite ba mu jógee fi dem àllaaxira amul benn doomam amul kenn ku ñëw ci moom ci jàng tubaab bala nga fi jógee il faut mu fexe ba nga am dara nga xam dara ci alxuraan kon nag valeur boobu dañu war a delloo ci xale yi ak waaw lu tax mu yuuxu moom moo ko yar moo tax moo ko yar sam papa Maguette du yar kenn nga yab ko du yar kenn nga xeebu ko sam papa Diawlo moo tax keroog de jululu ñu ne yar xale yi yaratuñu ma ne leen gis nga bàyyi leen xale yi ak jigéen ñi ana mag ñuy yar mag ñi am ñi ñekk jom rek a fi ne ñoo fi bëri du loolu la ko wax ana mag ñuy yar gis nga kii mu ngi yuuxu billahi ko xam sama papa Maguette
moo tax adduna même bu fekkee sam papa Assane dañ koy jëli yóbbu ko Madinatul Munawwara dee leen déedéet soxla naa fa waaye sa wetu sama mag laa soxla parce que xam na lu mu ne lu mu ko amel xam na lu mu def ci moom kon nag jaajën jëf. Jaraaf Talla Mor Ndoye bii toog nii xam ne moo diriger délégation Grand Serigne de Dakar Ablaye Matar Diop yëkkati fi kàddu nag dina yomb ndax nit koo xam ne say mbokk nga fekki bi nga fekkee say mbokk yàlla dimbali la rusuloo ndax tey bu ñu ñëwoon fekk njabootu suñu bàyyi Assane Seck def ci biir Marsassoum loo xam ne da ngeen leen di yedd ñun lébu yi dinañ rus waaye dañu fekk Marsassoum yëpp d'accord ne njaboot gi jaroon na Ndakaaru yëpp déplacé wu ñëw jaroon na Ablaye Matar déplacé wu ñëw waaye shérif yii ak imam yii ñoo ñu jàngal ne nit bu la yebalee foo dem martabaam ngay yóbbu kon boog Talla Mor Ndoye mii jiite délégation bi martaba Ablaye Matar Diop la indi bu ñu ñëwul woon sax waa kër Baye Fansou Bodian ñëw mën nañoo représenter Ablaye Matar ndax relation bi mu am ak moom dañuy faral di wax nag ñun lébu li ñëpp bokk buñ ci xamee sax mbaadoo la doo nit mooy tey jii fii xat na ñi fi war a yëkki kàddu bari na duñu def lu dul présenter ñi ñu àndal li si des ñu tekk ci loxoy shérif ak imam ñu mottali ñu ndax ku nekk xam na ne temps bi dafa gàtt contentement bi ñu wax ci njabootu imam Alaaji Assane mooy dañu uyu alxuraan ndax alxuraan lañ doon jàng yàlla bi mu waxee sunu baay Assane innama ahmaluhum wa awlaaduhum fitna man maa jël yow Assane sa njaboot gii def leen ñuy fitna pour yow mu nangu ko encaissé ko yar leen njaboot gi màgg shérif delloo leen wabil waalidayni ihsaanan kon njaboot gi ak seen waajur am nañ lëkkaloo boobu moo tax ñun ñu kontaan bi ñu ñëwee fi ñun lébu yi parce que jàng naa ci tarix ak ci sama ay gëstu ne amoon na gratu sergent chef de l'armée française professeur Assane Seck il a fait la guerre kon li nga xam ne lii moom la ñuy sàkku ci doomu aadama mën nañ ko ràññee ci professeur loolu ñi ko xam bëriwul il a été soldat démobilisé waroon na mën a dem Indochine xeexi mu ne xeexu Indochine di xeexam c'est ça la qualité d'un intellectuel parce que bi muy dem armée intellectuelle accompli la fii la dooree maa ngi rafetlu bu baax a baax di ko offrir un exemple à la génération di ñu ko offrir un exemple ñun ñi nga xam ne ñii dañoo nekk ay borom kër yoo xam ne souvent suñu njaboot daf ñuy xaw a noot wala daf ñuy xaw a ëpp doole am na ku ko wax parce que jour pour jour je crois que ça doit faire 2 ou 3 mois ci école bii lañ nekkoon di sargal le professeur parce que c'est de lui qu'il s'agit am ku seede ci teewaay bi ci kanamu magu Marsassoum ne magam boobu ñu naan Maguette Seck bu ko daan surveiller guddi muy jàng ay leçons am il devait être au stade primaire daf daan jël buum takk ko ci baat bi jël benn catu buum bi takk ko ci lal bi wala ci taabal ji ndax bu buggee nelaw bu bajantu koo tuuti xalaat ne buum gi dina ko téye mu mën a jàngaat ay leçons. Quel est le père de famille au risque de voir tous les organismes de droits de l'homme l'attaquer bu sañ a def loolu tey njabootam xaw ma ndax dégg ngeen bu baaxam déet à l'heure où il y a une cabale qui ne dit pas son nom dans les daara et dans les sëriñ daara dama ne ban père de famille commencé ko ci man moo sañ a jël doomam pour l'astreindre à étudier mu takk ko ci buum kan moo ko sañ a def amul subaa ñu yeew la bu baax tëj la ñi seen yoon nekkul sax ñu wax xeexkatu diine yi wax kon ñi ngi màggal koo xam ne kii jàmbaar la nit boo koy màggal il faut l'offrir en exemple à la postérité parce que du ay mag rek ñoo fi nekk am na fi ay gone kon booy wax ci nit ki waxal ay jaar-jaaram sans complaisance bi jàng jotee le professeur Assane Seck jàng na école wax ngeen ne am na fu mu jaar Unor Bonna ay tout ça cela veut dire que doomu àll la doomu
béykat la pour ne pas dire doomu baadoo la kon bi liggéeyal waajuram jotee aussi liggéeyal na ay waajuram waaye bi ko réewam soxlaa jàpp ko comme soldat aussi nangu na te li ñu xamul mooy bi muy dem armée fekk na mu yore ay diplôme parce qu'il a fait la prestigieuse école n'est-ce pas William Ponty boobu boo fay génn da ngay nekk un intellectuel accompli léegi la ñuy warante jàngalekat mais jamonoy ñoom professeur Assane Seck ñi gënoon ci seen génération ñoom ñoo daan nekk ay jàngalekat kon nee leen jàngalekat la woon il faut le dire hein parce que dégg naa sànq bi ñuy cité on a cité beaucoup de choses homme d'état mais yooyu ay ndombal tànk la yoo xam ne politique moo koy indi mais Assane Seck jàngalekat la kon bu ñu toogee tey ay jàngalekat teew fii parce que man wóor na ma ne ñi toog fii ay jàngalekat lañ ay defarkatu doomu aadama lañ kon nañ ko boole ci ñooñu nañu cité génération élite intellectuelle yu Afrique ak yu Sénégal yi nga xam ne yi Assane Seck en tant que professeur émérite de géographie jàngal na leen ko kon loolu dafa am importance dañuy fàttaliku ñun duñu sëriñ ñun duñu ñaankat yaa ngi nii am na sax ñoo xam ne ñi avancé nañ ne sax ne kuy dund di amal ay njariñ nga dee di amal nit ñi ay njariñ kooku kenn natablewul ne kooku nitu yàlla la kon mën nañ wax ne professeur nitu yàlla la ku mën a dajale ay nitu yàlla xoolal Ndakaaru fukki penc ak ñaar ak ni mu soree donte sax foofu la ay origine am nekk ñu mel ni moom boo leen doon xool Casamance bëri nañ Ndakaaru moo jur Sénégal waaye nag Casamance a jur Dakar loolu dama koy jox sama mbokk lébu yi parce que ñun nag dañuy gëstu histoire ce n'est pas pour rien que boo demee Wakaam boo demee biir Ndakaaru nga am fa ay vestiges ay traces yu wane ne la société mandé impacté na Dakar positivement kon dajee bu mel nii je parle à l'intention de Boris monsieur le maire lii da ngeen ko war a récupérer aujourd'hui c'est la famille ni personne d'autre famille bi ñoo def lii mais jot na la municipalité de Marsassoum jël en charge véritablement l'immortalisation du professeur Assane Seck du pour yow du pour man du pour ñoom du pour njabootam gi mais pour la postérité ñu xam kat mooy professeur Assane Seck. Après cette cérémonie officielle, cap sur le cimetière de Marsassoum où les plus proches parents se sont rendus pour des prières et pèlerinages sur la tombe du professeur Assane Seck. julo jote bayila momo ya julo dun dunia julo jote ba momo ya julo dun dunia julo jote elaji Assane Seck. Le dernier moment fort de cette 8e édition du ziara annuel de feu, le professeur Assane Seck, est la veille marquée par une conférence animée par le marabout Moustapha Sylla. Un moment fort de communication sur la dimension religieuse du professeur Assane Seck. ñàkk dëgg rawut ñu fal la ci dëkk nga gënale say doom ak ñi nga xam ne ñoom lañ la fal ñàkk dëgg du ko raw. Ana Aminata Seck moo ma nettali ne sotraak ngeen daan jël xam nga Seydina Omar daf doon wax ne ayna laka haza anna laka haza ayna laka haza foo ko jële wa anna naka nga ko amee jar na ñu koy laaj nit ñi suñu sous développement bi lan moo ñu ko indil mooy liy jóg fa mu war a dem demu fa parce que ña ko fa war a yóbbu amuñu dëggu yóbbu ko. gis nga yonent yàlla Muusa soxna sa ba muy laaj baayam Suayb bu ne ko jëlal ñu ko daf ne yaa abati istajirhu inna xayra man istajatal xawiyul amin. nit ñi dafa jaadu avant ñu jël kenn teg ko fenn ñu xam ndax dëggu na wala déet. ñun amuñu problème am nañuy borom xam-xam jàng am na fi xam nga suñu problème lan la est-ce que nit ñi li ñu war a def xam nañu ko ba pare di ko def nañ ko war a defee loolu rek mooy suñu problème. il faut que nag sëriñ bi il faut que dafa jot ustaas yi nga xam ne dañoo noppi ñu yëkkati seen kàddu
wax nit ñi ne amuñu yoon bu ñu jaar budul ñu jaar ci l'islam pour dëkk bi développé. lan mooy l'islam mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko lan moo tax nga ñëw mu ne li utammima makaarimal axlaaq nit ki soo teddul jikko bokkoo ci te nit ku tedd jikko warul mën a taxale diggante buur ak baadoolo. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ndaw céet gu bon wax ko ñetti yoon ñu ne ko ban céet moo bon mu ne bu ñuy teralee borom alal yi bàyyi ñu ñàkk ñi. kon il faut que ñun ñoo xam lan mooy réew nan lay doxee suñ bàyyi Assane Seck nag dañ cee nekk seede boo xam ne sëñ Motaar Guèye mii moo ma dugal këram ma daan toog ak moom bésu samedi waa kër gi ku min ci kër ga da nga xam ne bésu samedi toggu Casamance la ñuy togg. ñu daan toog léegoo ci table ji ñuy waxtaan dafa am benn affaire boo xam ne moom lay seede rek pour continuer muy bëriwul Ndakaaru miin nga dëkk teeru yi foo xam ne dañuy teg seen bool mbindaan bi toog booy bi toog seen doom toog seen sët toog ci benn bool bi ñuy lekkandoo. Moor ñoom Xadi Maroon ñoom Muhammad ñoom Ami Seck ci même table ji lañ daan toog di lekk. bariwut ñu koy def Ndakaaru bool bi danaan génn ci buntu kër gi pour lan gardien yi nga xam ne garde wuñu këram ak ñuy jaay furu ci bunt bi muy wane lan dafa fonkoon nit te nit ñi nit la ñu war a fonk borom bi subhaanahu wa taala warta teral kenn di ko toroxal wala xat karam naa bani aadama la yàlla wax. yàlla kan la teral doomu aadama la teral naka la borom bi subhaanahu wa taala di teral ni nit ñemu koo jim toroxal ko alal ju toll ni alalu borom bi subhaanahu wa taala ku xam borom bi waroo ko fonto. il faut que nit ñi jàng loolu dafa jaadu ñu jàngale ku mel ni Assane Seck gis nga sëñ Touba dafa wax benn kàddu goo xam ne ñëpp war nañ ko bàyyi xel def na laysa bi aalimin man afna al funuuna gis nga doomu borom xam-xam nekkul ku jeexal fànn yi kan mooy borom xam-xam mu ne innama yaxshal ki am xam-xam mooy ki nga xam ne dafa ragal borom bi subhaanahu wa taala. kon nit ki bu fekkee ne ragaloo sa borom bi subhaanahu wa taala ragal sa borom ci nit ñi nekkaloo borom xam-xam da ngaa nekk ku jàng. lan mooy musiba àdduna bi ñi jàng la ñu dénk àdduna bi mais dénkuñu nit ñi xam dénkuñu nit ñi xam parce que ku xam borom bi subhaanahu wa taala du taxaw jëf ci kenn ba teg ko am ku koy yàq te dafa doy nag wax dëgg yàlla dafa doy wax dëgg yàlla ñun lépp la ñu am ñun Afrique ñi jàng ci école bi xam nañ ko ñi jàng ci daara ji xam na ko matière première yi fii la nekk lu tax mënuñu dem parce que suñuy xel demul ku ñu fal fenn da ngay falu doo jéem a fal kenn ku ñu fal fenn da ngay jéem a tedd doo jéem a teral kenn dafa am ko fi wax léegi suñ la tegee ci place nga nekk faa ay nit ngay avancer ñoom avancer woo kon war nga leen il faut que nit ñi bàyyi si xel bu baax a baax nit ñi dañuy jàngale ñu mel ni ñoom ñu xam ne nit da nga war a am diine parce que yowmal xiyam dëgg la dañoo war a dekk te ci kanam borom bi la ñu war a nekk te suñ demee danañu àtte ci suñuy jëf te borom bi subhaanahu wa taala kenn du ko àtte kenn parce que kon mu boole la ak moom te ñu xam ne suñ àdduna bi dañ fa war a tedd te tedd bi amul lenn teg ko ci yoon rek li nga wax ci juif yi suñ ko gëmee rek léegi ñu dem borom bi subhaanahu wa taala fa lay tëddee dafa ne wala tahinu lan moo tax ñu jàpp ne tubaab bee ñu gën wala tahzanu wa antumul a'lawna mais condition bi moo ma jaaxal hal indana al iman hal nahnu mu'minin est-ce que ñun gëm nañu borom bi subhaanahu wa taala suñ ko gëmee est-ce que nii la ñuy doxalee wallahi man li ma xam rek lay wax li ma gis ci Assane Seck su fekkoon ne sénégalais yi nii la ñuy doxee gàcce gi ñu nekkee ñun Afrique dina jeex sang bi métti na si jamono ji ñu nekk ñëpp war cee wax muy ustaas yi muy avocat yi ku mel ni buukunta muy képp koo xam ne da nga jàng naka la ñuy mën a seetaanee ay junni di jël gaal yi di dee ci mbedd bi te ñun duñu démissionné mooy borom kër say doom dañ doon daw sa kër ndek sa kër dafa naqari ba gaynde lekk leen soo xëyee waroo ndékki nañ ci bàyyi xel
te leen rek moo ñu ko indil mooy doxaloo ñu comme seede yi nga xam ne moom moo fi nekk nañ ko wax ci biir école yi nahnu naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabitu bi fuadak dafay jaadu ñuy waxtaanal nit ñi leen di jëriñ mais diw sàngam am na nangam nan la ko amee diw sàngam moo falu place sàngam moo falu sàngam nu mu def ba falu nañ wax diw sàngam moo def nangam nii la mele woon ñu xam ne nii la ñu war a jaar pour def ko te buñ ko defee rek dem 1980 Iran rawut ñu 2006 sommet Iran Afrique pour moo ñoo dimbale diine tax nañu xool si ñuy dem nañ def ba dem kon foofu la ñuy tëjee di wax rek ne yéen de seetlu nañ ci yéen seen melokaanu baay mais ana sët yi bàyyi leen ci xel gis nga yàlla garantilul kenn mbaax garantilul kenn mbaax ku nekk yaa koy utal sa bopp ku koy ut nag borom bi garanti na dina la ko jox maam Ibrahima dafa boo wax borom bi wa min zuriyati mu ne ko laa yanaalu ahdi zalimin tey tooñ bi gën a màgg ci àdduna Palestine Israël moo koy def ci kaw Palestine ndaxam Ibrahima seen maam tooñ bi gën a màgg ci àdduna Israël moo koy teg Palestine ndaxam Ibrahima seen maam ndaxam Isxaaqa seen maam ndaxam Yaquba lañ ko tuddee kon na ngeen góorgóorlu xam ne nag du ngeen am tagg ay xas ngeen dese soo desee benn mbir na da nga koy moytu mooy yaa mel nangam Assane Seck mooy sa maam loolu du nekk bàkk mais doomu surtout Assane Seck nga mel nangam te waroo koon mel ay xas di nga ko am kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax ñun ñëpp nag ñu bokk jàng jàpp ne daal àdduna nekkut ne dañ koy am ci lu neex suñ bàyyi Assane Seck nettali nañ ci bëccëg bi ne dañ ko daan yeew ci baatam pour yar ko suñ bàyyi Assane Seck dañ ko nettali ci bëccëg bi ne daan balaa mu daan xëy dem ci école ba daraan jaamu boromam jàng alxuraan doog a dem kon fi mu jaar ba yegg fa nañ xam ne bu njagale ngir daara di doomu Ahmadu Gaye di ratti sëñ daara bismillahi ci lay doore di woy daara rahmaani moo di ki jox ngëneel sëriñ daara rahimi moo ma taxa jóg man di dem daara yawmal qiyaamati ñëppay xam lu diib daara moo tax ma fab xalimba fa seeni way daara daara ma def ni ma mel ba tax ma dib waare daara ma wax li mu xam fa siratu muxtaara jaara ma képp ku jël sa doom jëmee daara daara ko def ni mu mel fa saara muxtaara kon jaara ma képp ku jël sa doom jëmee daara xam li ci daara taxoon way juri gedd ma man génni ma kër baay ba may ndaw jël ma jox daara tuut tànk laawoon ba may dem daara yàgg na lool te booba man xaw ma luy njëriñ ci biir daara léeg-léeg ma jooy ngir mettil di xool sëriñ daara di xaar mu wax ma ñibbil génnal ci biir daara Abdul Karim ma ko way bu jagale ngir daara di doomu Ahmadu Gaye di rakki sëñ daara man way naa la sëñ daara jàmbaaru fàkk tëdd moo sonnu ngir daara sëñ daara man way naa la sëñ daara jàmbaaru fàkk tëdd yaa sonnu ngir daara ngay jàngale ka jubal di tarbiya ka dundal yow kenn kottu kese eskay sëriñ daara muy jàngale ka jubal di tarbiya ka dundal moom kenn kottu kese eskay sëriñ daara wala takun faa'ilal makruhi fi daara wala takun ghafilan bul nekk mbaam daara wala takun faa'ilal makruhi fi daara wala takun ghafilan bul nekk mbaam daara
xiif ak tilim rafle ak coono ci biir daara moom laa fa daj moo taxil tuuti ma daw daara daara defar sama xel daara defar sama xol daara ma def ni ma mel moo tax ma wéy daara moo tax ñu jox ma dara mbaa sax ñu jox ma dara moo tax ñu dar ma xanaa jaajëfatey daara man yoru may diplôme ndax xaw ma man njëriñam teewul ma am fa ngërëm lii lépp nag daara daara ma jox ngërëmam daara ma jox dërëmam moo tax ma moytu xërëm ma sopp man daara mooy tax nga xam sa borom boole ci xam sa morom day tax sa xel mi xalam fonkal ma yow daara génnee ci xol bi lëndëm rocci ci xel mi xërëm day tax sa ruux du gëlëm fonkal ma yow daara doo jum ba saaga sa yaay mbaa sa nga saaga sa baay boole ci yar sa njaboot lii mooy jëfub daara kon jëlal sa doom jox ko daara doo ko réccu ba faw daara jagal ñi fi hon bul jéem a xeeb daara kuñ fi sukkal mbaa di raamal laaj ko fum ko xamee daara ko def ni mu mel yaa ajaban daara daara jagal ñi fi jag daara jubal ñi fi jub daara xamal ñi fi hon bul jéem a xas daara sëriñ si ustaas yi mbaa hafiis yi kulluhumu luñ xam ba tax ñu di leen wooxee sëriñ daara yow laaj ma fuñ ko jëlee ci daara lan ko xamee bul jéem a xas daara mbaa tuutal sëriñ daara génneel ci poos bi dara defal ci bool bi sarax bul xañ sa doom ji dara yow dimbalel daara fayal sëriñ bi lu baax mooy tax nga nekk ku baax mooy tax nga xàmmee ñi baax yow dimbalel daara wala takun haasidan sëñ daara yar na sa doom lum tuuti tuuti nga génne jox sëriñ daara wala takun haasidan sëñ daara yar na sa doom lum tuuti tuuti nga génne jox sëriñ daara minal bidayati baun sëñ bi dongu kese hatta wasalta ila yaayun joxal daara yow doomu daara jëlal way wi ma jox la fabal bul fàtte daara te bul noonu sëriñ daara yow doomu daara jëlal way wi ma jox la fabal bul fàtte daara te bul noonu sëriñ daara Abdul Karim ma ko way bu jagle ngir daara di doomu Ahmadu Gay di rakki sëñ daara wa sallallahu ala xayril wara wa ala ashabi wal ali wa jami madat fatratun min ruslillahi njol makka yaa leen gën بشرت خوما بك الأنبياء تتباهى بك الأسور وتسمع جوايا نخوي إنما مسألة صفاتك للناس كما مسألة النجوم الماء وأنت مصباح كل فضل فما تسدر إلى أن دويك الأدواء محمد رسول الله bu du woon ak moom yàlla du bind kenn ndax wa maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsi siwa sayyidil mahmudi wa huwa alhabibu jiwaaya neexa way sayyidina muhammad nañ ko way hudan bashirun wa mubasharun nazirun wa taahirun mutaharun nañ ko way badrun nañ ko way munir nañ ko way ashirun nañ ko way muqtafin nañ ko way munjin nañ ko way najmun saaqib nañ ko way yaasin dinañ ko way taaha dinañ ko way kalimulaay dinañ ko way nurulaay dinañ ko way habibulaay dinañ ko way shafiyulaay dinañ ko way muhammad rasulillahi sharif sa maama yonen sëriñ Bamba ko naan raamal wara nay la fadlin musirilo wal fadlu inda rasulillahi xaraaru Cheikh Sidaaji Malick naan maa xam yonent yàlla muhammad ñu nu ko bindal lawla nabiyu rasulillahi laxturimu bila shabayni walakin mana min karami jiwaaya neexa way afadana daa faydan waxmala shaadatan
fasasa bi zaakal xalq liinan wa shiddatan lu waay jàpp na bii gën fa yaa habasa min liman shaa umdatan imaamun li rusulillahi bad'an wa awdatan yonent yàlla Muhammad bihi yuxtamu zikrul jamilu wa yubdaw njël nak yaa leen gën ku sopp Seydina Muhammad di fal nii ñu way yonen yaa rasulallaahi yaa habiballaahi mustafa yaa leen gën yaa leen gën yaa leen man yaa leen raw muhammadun ahmadun ma'in wa ashiruna nabiyun marhamatin tawbi wa multahami sumal mukhaafi bijadin fa iqaddabatu wa kasni aw sukuni yaa bi kutubihi abdullahi mooy baayam Aminata ji ndey ja Mustafa jirim la juddoo baayo la màggee kenn du Sayyiduna Muhammad Muhammadun Ahmadun ma'in wasiruna yonti yàlla Muhammad yaa leen gën mooy nabiyun azimun xatri bilaqi mursalu yuwalu bi muskaana tiflan wa yunhalu fa lillahi minhu wa huwa axla wa akmalo njël makk yaa leen gën bii ma yëkkati nag yéen ñëpp seen loxo ndax professeur Assane laa bëgg suñu borom xëpp ci kawam jéggal bàmmeel la jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam jaama ngi jaamu jaama ngay yàlla den dem jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam jaama ngi jaamu jaama ngay way borom yàlla di fuloo kenn luy te muy toog di la wéetal di la santak di la jaamu jëf nga neel ya la ñu nar kon taawat bay toog di ko joytu buñ ko lambaatoo daj njariñ yaa salaamoo jaama ngi jaamu jaama ngay way borom rëccu na tuubiru bi tey ji lu ma war la sukku na las ngumbaanu naa di la baalu yàlla yow mi amal sama yadd wel ya sukku nañ talla lay loxo yaa salaamoo jaama ngi jaamu jaama ngay way borom ñoo la wor jar feneen muy doon dëgg fitna la xasoy bu mi jaxle del si di joytu nga di baax daayi man moo tee ñu ni jan-jang yërëmal professeur Assane yaa salaamoo jaama ngi jaamu jaama ngay way boro yàlla sori woo làqu woo say jaam ndeke yaa ngi ku ni wàññet jàkkarloog yow dëgg gaa ngi li fi di neeni neen giñ naa ni ku nandul dina neenal dundama gi xañ ko salaamoo jaama ngi jaamu jaama ngay way boro njaddare mooy njëlbeenu gaaf bi ñu xas lot sa këtal ñu ñuy soobu ci xeetu njaaxum nga di aar tey musal di ballu di balle jërëjëf jarjëfal te jaajëf salaamoo jaama ngi jaamu jaama ngay way boro ñoo la wor jar feneen muy doon dëgg fitna laxa soy bu mi jaxle del si di joytu nga di baax daayi man moo tee ñu ni jan-jang jërëjëf yaa di del si way bay salaamoo jaama ngi jaamu jaama ngay way boro kon ñoo bëgg nabe sang bi baayu Zeynab sang baange ñoo bëgg yonen sang bi baayu Zeyn yéen ku ci def ni yal na nga gisee sang bi baayu Zeynab sang baange ñoo bëgg nabe sang bi baayu Zeyn yal na ñu ànd ci Mamadou Lamine sang bi baayu Rokhaya sang baange ñoo bëgg nabe sang bi baayu Zeyn yéen ku ci def ni yal na nga gisee sang bi baayu Fatima sang baange ñoo bëgg nabe sang bi baayu Zeyn yéen ku ci def ni yal na nga gisee sang bi baayu Rokhaya sang baange ñoo bëgg nabe sang bi baayu Zeynabo sang baange masha Allah wa nabiyun kilaañi ma sallallahu taala alayhi wa sallam silla walati nan koye wala bala muyti ni karannalu man fili nginin fente adama ɗi una minta wala da bala mbeyen tulolo kalata naye min fon kara safe tumanɗo to ni ala yake ngin tan filinni la
seref min ni sonta almamalamu kilati min nu balanta almamalamu de kumala babala huwa nabiyyu fadlihu ya abal misali ladun adama kila nyumma ila yawmul jawali ni ya yambe kila sukula kadun kila atala warta de moro albaba asana sekiye do ko kila de dino kono aya dadala aya kanta aya katalati tanata sotola ali alon kanomi minti mo kendo ni na teriyata almalu tala foy maji alfa jaji ba fola kilani maye serif aba fola kilani maye kalili ntero aba fola ntero sayatel mun tero de al ulama warasatul anbiya aba fola kalili ntero kay teru juma akoy muhammadu aba fola kalili ya oza bil muwasabi wanzila wala tabkiya an kadhi mutahawala ikay wadam manteng aba fola aliyeko fa akram bihi magnan taharra wa mangila ikay wadam manteng aba fola hakun ibadallah kila bil majid wala Allah ikay wadam manteng aba fola aliyeko nabiyullahu ahlal jinani mubabawa kila nyuma ala rabbi sharif medalila ya rabbana silla salli ala muhammadi muslimolu aliyalon tol man kila gede barimbe sonnin kilama kila jamano la mokodolu barantama kumala ba falali ko alkila warandi kila wartade ni yaje mollo jamol be asana sekila kumol foto kadun dino kon ayada dala ay muslimolu makoy ay be katati kumala ba falali ko kila nyima sallallahu taala alayhi wasallam mun alkana kila to jali kila warandi nimi kila warandi kila warta ima warandi kila warta kumala ba falali azimu kila warta ikaye ko nyaadi akoy azimu kila warata ya warandi atelemu ima warandi atelemu kumala ba falali ko nabiyyu azimu kadir bil haqqi mursalu ikaye wadam manteng aba falali ko yu'alum bihi sarfu almuma mujikana tifla wa yanhalu ikaye wadam manteng aba falali ko falillahi minhu wa huwa ala wa akmalu ikaye wadam manteng aba falali ko aminu liyarsadi liyabadi muwahalu ikaye foda manna ba falali ko habibun kila nyuma ikaye munakeda aba falali ko habibun lisrari kulubun munabawa kila nyuma ala rabbi mbedalila ya rabbana salli ala muhammadi tumbomminato kumala aba falali kila la bankelu nasilla kawa kuja maketa wolon jinyalu jada serefu jalandi mbalu be sata wolon iblisa siksikita labawna be lembala aba fola nyimmi wuluta wala kunyalu manyafa wululalu be kota min se kila nyokonati kumala aba fola aliyeko kila rasirata jahira on tabita santo birin kuresi woni arasi katabula sidrati aytalulu to aylulu adam manna natoti mari wala nemo bebe kila na yafu kila nyimala koto tumaka kabairna atwa seru bijair muhammadi serbu alaina kila nyumala koto wada ilaina ramadan min samahi silla kaybi basiru bisirri kaybi kablan kiyanahi huwa nabiyyu kila nyima sallallahu taala alayhi wa sallam silla wala tinan koye wala bala muyti ni karannalu manfili ngin fenta adama duna minta wala da bala mben tulolo kalata naye min fon kara safe tumandoto ni ala yake ngin tan filinila siref min ni sonta almamalamu kilati min nu balanta almamalamu de kumala babala huwa nabiyyu fadlihu ya abal misali ladun adama kila nyuma ila yawmul jawali ni ya yambe kila sukula kadun kila atala warta de moro albaba asana sekiye do ko kila de dino kono aya dadala aya kanta aya katalati tanata sotola
ali alon kanomi minti mo kendo ni na teriyata almalu tala foy maji alfa jaji ba fo la kilani maye serif aba fo la kilani maye kalili ntero aba fo la ntero sayatel mun tero de al ulama warasatul anbiya aba fo la kalili ntero kay terjuma akoy muhammadu aba fo la kalili ya oza bil muwasabi wanzila wala tabkiya an kadhi mutahawala ikay wadam mante aba fo la aliyeko fa akram bihi magnan taharra wa mangila ikay wadam mante aba fo la hakun ibadallah kila bil majid wala Allah ikay wadam mante aba fo la aliyeko nabiyullahu ahlal jinani mbaba wakila nyima ala rabbi sharif mbadalila ya rabbana silla salli ala muhammadi. Durant cette nuit religieuse, les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ont rythmé la conférence au point de planter dans le cœur des membres de la famille Seck, visiblement très satisfaits du déroulement de cette 8e édition du ziara annuel dédié à leur défunt père et grand-père, feu le professeur Assane Seck, qui repose éternellement sous la terre du Jassin. Dunia le ya telo imalon tulu kama alanin kilale mo ay moro lu mudaria dino silolu la ay ajuri yal tondendi mo kende molula aya pansutu yandi kila rasulullah imaje julo jotaye julo nyinte bayila momo ye julo dunia julo jote bayila momo ye julo dunia julo jote ba momo ye julo dunia julo jote elaji asana seki julo jote ba iya jende asana kilila ajaburi sisele na ajaburi sisen na mandimon kilona ta khaira lala ajolu te bayila nami ya ala batujan bato bele galasita ajaburi sise moro nami ya ala batu futu ke bato ala kabalamu enemo lufundidai imaje julo jota ele haji asana ye ajuri yalu kambenta e bajo lubekili unango ya garafo dende ele haji mustafa moro ya bejasi ele haji mustafa moro ya bejasi tiba moro ya beja sintiba moro ya beja sintiba yo wala tin ko mo kendo nyanta yininale kere ya sabu kere ya kadarbo alalale suto tilolula el haji musafa ayro lebe bala munay manga siditi el haji musafa ay baba ya karafo tubulu haji musafa ay da jolu karafo dilale haji musafa ay jasin na karafo tubulu karafodi lale aya kila la karafodi la karimu la karafodi la
anati la garafo be kan adamu segala garafo be kan abirayin la garafo be kan iyo nabu segala garafo be bala usman la garafo be kan ni fawala garafo be kan sana segala garafo be kan iyo segala garafo be kan aduwa ke jama'ano be naye na duwa ni silla naye na duwa ko nyala miti finkin tedunya naye na duwa ko dalo la miti bayon la mindula naye na duwa ko lero la miti talbol keje naye na duwa ko imero la miti ko fansinje naye na alaji musaba duwa je bayila nginaye Allah darami farsin kamori ba baba ya min kunye kuma kan hulu kala sada ela aji sidiya farsin kamori ba juniya ulama manni mansole matide alufalu be kanuta ela aji sidiya la banko lube lata Elaji Siriyawa Alifalu be kanuta Alaji Siriyala Alaji Salimu Dua Alaji Amaha Siriya Mumeke Alaji Aya Sekka la Karafo Bambanne Atele Gwanya Babakari Bori Nanga Tandude Marsa su sege kunda asana sekia la juri yali ya kiri roke koda foli sidan ko ajuri yali ya kiri roke ko mobe yete dan ko aneti ya kiri roke ko mobe yete dan ko karimu ya kiri roke ko mobe side dan ko kaderi ya kiri roke Como besite dango ya alfala julo sarang kuano karawalela ka aladani kairo lae fa ala sa sone mala abu kunta sanyangoe ala si sairala abu kunta ala si jo kairo jamalula abu kunta moro dai fa ala si so kairala ala fanyi ala masakike abu kundi waliyo ala yeso banna yala ala si so barakala ingani yo lesena ya tabu fa ala si so barakala julo jota alroka akayro lufu mata julo jota gani yoluka ayro lufu mata badu ye dawu kurano la barakala